asalaamaaleykum waa tànk asalaamaaleykum waa Sénégal gépp nu ngeen nuyu ñëpp di baal wax ñëpp di xamle ne waxtaan wi tey noo ko oote si turu tànk ak Yoff gépp lii tax nu oote ka tey moom la ma leen bëgg a génne léegi nu commencé waxtaan wi ba ma waxee ba àggal nuy bokk yi si des ka nekk jël ci kàddu wax ji nag du gudda comme ni nu ko waxee woon rek la nu ko waxee waat li nu wax lépp moo la feebar bi si réew mi ak nu doom ji ka yor ñaar yi rek la ma wax waxuñu la neen feebar bi si réew mi ak nu doom ji ka yor doomi Lebu Gee ka yor doomi Yoff Ngor Wakaam moo ko yor nu war ko see mën a jàppale wax ak nit ñi wax ak àddina gépp xam ne feebar bii kase wax nun noo si war a jiitu nun noo lay bokkaam bon nag Abdoulaye Diouf Sarr mii yor feebar bi moom la noo jàppale in la wax ne naka ñépp a jàppale sonn na fa sonn yam métti na faw métti yam lii nu tax a génn nag moo la li nu génn woon bi passé rek nun amuñu la dul loom benn bëñ dala weex moom moo yor ministère de la santé coow li bari ka nekk la wax bon dëgg nun ñi lay bokkaam war na lu mën a génn wax loolu moo la waxtaanu tey bi te li nu see wax yépp si jàmm rek la nu ko teg kase am la la naxari bi u jéggal nu rek waaye dañu am laa xam ne dañu ko war a wax nin ko war a waxee moo la nu mbokka nu doom moo yor ministère de la santé feebar bi métti lool ñu war see yee ñëpp war a wax ak ñëpp bon nag bu ñu ootee fii li ñu see wax moo la ñii ka taxawu sonal ka lool ñii ka sonal nan nu dimbali rek nun loolu nu am in yaakaar ka gannaaw yàlla ak yonente bi mu la nu doom nu bëgg nu tuflika la nu si man rek dinañu ko def nun waa Yoff Ngor Wakaam lépp la nu si man rek dinañu ko def feebar bi ñaan nanu saraxe nanu tuuru nanu lay ko def nanu ko illa xaar yàlla boo ndëg lii ba amee nu oote fii tey ñii xamee ne ñoo ma gën a xam feebar bi dinañ si waxtaan ñii xamee ne tamit am nañu ci lu ñoo wax dinañu ci wax ñu waxtaane ka ba réew mépp dégg ni ñu xam ne nun taxaw nañu ci feebar bi comme ni ki ñëpp a taxawee moom dala nu doom nun nu dëkk ci dëkk bi xam ne sonn na lool boo ndëg du jaadu du rafet nu toog ci nuy kër ne pata le conseil des notables bu Yoff gépp taxaw nañu pour wax ci wax ji jàjje nit ñi xamal leen ne feebar bi dëgg la mu ngay rey comme mu ngay rey nag ñun dañu war a wax ba nu waxee ba pare leneen li si toppa xam ne politique la nun loogu nu yoon nekku sax ñii la politique toppali ka rek di kay ngaññee booga ba léegi ndigeex dana ab candidat la Ndakaaru rek ka nekk jog nun waxagunu si loolu tolloogunu sax li noo wax daal moo la feebar bii Abdoulaye Diouf Sarr nu dooma ñu war kaa mën a jàppale ay bokkam génn xam ne li moo sonn ay bokkam mën nañoo sonn la ni de ñu jàppale ka si bon nag damaa yëkki kàddu gi jox ko Alaaji Baay Ndaam moom it mu wax ci waxi feebar bi wax ci waxi doomi dëkk bi bu ñu si jógee ñeneen ñi war a jël kàddu yépp jaraaf Yuusoo ngi fi jaraaf Aala ngi fi jóge Wakaam ndey ji réew Dawur Ndooye ngi fi jóge Wakaam ndax fii dafa toll faa xam ne fi léegi laa si xoos ñi jóge Wakaam laa si xoos rek mu la waa Yoff ñëpp ak a yëgandoo yëg nañu ne métit bi dal nañu waa Yoff sonn nañu waa Ngor sonn nañu waa Wakaam sonn nañu bon donc ñoom sëñ nañoo génn ñëw jàppale seen doom jàppale nu si feebar bi parce que ba nu toogee ba ka nekk diñu songa donc nuy bokk dañoo ñëw sot duñu laaj sax la xaw dañoo xeexal moom ba pare doon na wax la leen jote ñuy bokk yi ñëw duñu laaj sax la xaw dañ ñoo déglu ba pare doon na wax door a wax seen xalaat ci li nu wax jaraaf Yuusoo ngi toog jaraaf Aala ngi toog ñu àndaat ndey ji réew Dawur Ndooy bon dëgg jaraaf Dur Mbenga mu ngi fi bon man damay yëkki kàddu gi rek jox ko Alaaji Baay Daam gannaaw bu ñu ubbakoo ci turu borom bi amee yërmande àddina ak àllaaxira di ñaan yàlla ci mbaaxam kantanam mu musal ñu ci pexe seytaane mi jam xol yi di ko jax-jaxal
di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi di leen jox seen di yëguwaay di leen tatagal di leen dalal jàmm ci Yoff ndax kat barab bi ñu tàbbi ci seen kër la. Yoff moo jur Ngor moo jur Wakaam moo jur Ndakaaru bon su jamono doxee ba ci wàllu coutume bi ci wàllu coutume bi wàllu politique bi wàllu réew mi am lu ci yëngu te suñu doom am ci cër bu ko yàlla séddee jaar ci président de la république dafay jaadu ñi nga xam ne ñoo di ay waajuram di njabootam di ay kilifa ñu yëkk seen kàddu biral ko ba ñëpp xam ni kat lii fi xew ñoom noppiwuñu ci ñu ngi sant yàlla bu baax nag di julli ci Seydina Muhammad di ziar Baye Ablaye Thiaw xalifatul muslimin di ziar imaamu ratib yi ak fu ñu mënti féete ci biir dëkk bi ak képp ku yor ndombu tànk di ci jiital boroom dëkk bi Jaraaf Seyni Gueye ndey ji réew El Hadji Babacar Mbengue bi nga xam ne mooy président du conseil des notables li ñuy wax ki seen kàddu lañ ko waxee ki seen xalaat lañ ko waxee ndax lu ñu diisoo la ba ñu joxuñu ci ndigal ñu am sañ ji taxaw ak nag ci kanamu presse bi biral suñuy kàddu muy kàddu Yoff ñu wax ni ñu ngi sant yàlla ci Abdoulaye Diouf Sarr ndax doom la joo xam ne ji gàcceeluñu la ñu doon xaar ci moom ci yenn bii yàlla teg ci moom mu jaar ci président de la république mel ni ci bi pandémie tàmbalee ba léegi lépp lu mu ci man guddi ak bëccëg mu ngi ci ku ne gis na première vague bi fi mu jaar ba yàlla def ci li muy def ñu gis ko deuxième vague bi ñëw ñu daaneel ko ba am ci félicitation ci le plan international ñu wax Sénégal lan la ci pesé ak lan la ci def ba feebar mën a dellu ginnaaw waaye nag yàlla dafa waxoon ne du ma dindi ab nattu ci aw xeet fekk xeet yu jóguñu pour dindi ko seen bopp te pandémie bi gëm nañu ne loxo borom bi génnu ci loxo yàlla moo ngi ci biir ndax bu yónnee ay yonent ci ay xeet jox leen ay mission yërmande rek moo tax rahmatan lil alamin ba mu delloo ci yonent yàlla aadama ba ci Seydina Isa mi nga xam ne moo am ndey te amul bàyyi diggante ak Seydina Mohamed 600 ans moo fi jaar juróom benn xarnu bi Seydina Mohamed ñëwee mu ne yonente bi yërmande la mu biral la ko yàlla waxoon wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin dama la yónni ngay yërmande ñeel mindee fii bon buur bi ñu bind boyal ñu ñeewante bi mu am ci man moo tax mu yónni ay ndaw pour dab ñu delloo si ñu ndax ba mu waxee ne inna ja'alnaa xalifatan fil ard doomu aadama yi ak fu ñu mën a féete ci kaw suuf ñooy sama kutaay ci kaw suuf bon bu sañoon aw yu rek moo fi dox moo fi am bon ci jamono doxee ba jamono bi yàqu nit ñi bëgg a dunde ni leen neex jëfe ni leen neex waxe ni leen neex fàtte seen borom yàlla dinaa indi feebar yoo xam ne seen i maam yi xamuñu ko ñi leen jiitu xamuñu ko mu mel ni pandémie nag jiitu fi tey 1914 ku ne xamoon na ne peste amoon na fii ci Yoff la jële woon dëkk bi fële ci boori géej indi ko ci kaw fii pandémie rek la woon boobu jëloon nañu li nga xam ne moo distanciation yi tar toxal nit ñi pour que rek feebar yu mën a dellu gannaaw bon Yoff mosuñu dellu ginnaaw ak ñi ko wër ci xeex ci feebar yu mel nii bon su jamono doxee nag pandémie bi ñëw mu tombé ak ay Abdoulaye Diouf Sarr mu nekk ministre de la santé ci réewum Sénégal président de la dénk ko boobu sas mu ciy dox guddi ak bëccëg ak ñi mu ci àndaaleel wàllu santé bi di leen ñaanal yàlla yàlla fay leen seen taxawaay ci njaboot gi waaye moom guddi ak bëccëg mu ngi ci lekkatul naanatul talul dara ngir am ndam rek ci liñ ko sas mu mel ni nag dafa am ñu bokk ak ñoom camp bokk ak ñoom APR guddi ak bëccëg ñu ngi fexe lu ko man suuxal ci li muy liggéey loolu la ñuy wax ne ñun duñu ko seetaan nërmeelu ki di xool ay nit ñuy def lu jaaduwul ndax feebar bi wala ñu ko politiser dañ ko war a xam ne pandémie la boo xam ne bii tey kenn talatul dara liggéey yi freiné na liggéey yi yàqu na dëkk bi tas na société yaa ngi tas bon loolu koo gis ci am réew xam ne fa mu jëm ak ñun baaxul bon ku ci am yeneen xalaat di fay ay nit ñu dénigrer ministre bi di fay ay nit ñu wax lu ñaaw ci moom di dem ci plateau télévision yi di wax loo xam ne wóor na li ngeen wax amul
dafay jaadu ñi nga xamante ne ñoo dëkk ak moom xam ko daal di ko dénoncé wax ne ànduñu ci mu yëg ne xeex bi weetu ci ndax ay bokkam ñu ngi ci ginnaawam conseil des notables ak képp koo xam ne kilifa gi ci Yoff yor ak ndomba ak foo ko mën a yore diggante tànk Ngor Wakaam Yoff ak Ndakaaru yaa ngi ànd ci ginnaawam di ko jàppale ci yan bi pour que mu mën a réussir ak mission bi di ko jox mission bi nag képp kenn ci ñun dafa war a yëg ne ci moom lay sottee mooy mu xeex ko fexe ba li nga xamante ne wàllu docteur yi loolu la ñuy joxe ay recommandation ci raxas suñuy loxo fexe ba cet gi nga xam ne moom la ñuy tàlloo woon guddi ak bëccëg ci wàllu diine ñu yokkaat ko fexe ba lépp lu ñuy tere buñ ci kenn xelmati lépp loo xam ne dañ ko digle buñ ci kenn jiitu képp kenn yi bu yëgee ne ci man lay sottee ci man lay jeexee fexe ba dina fi jóg te benn coono du ci am ma bëgg nag wax population bi ne nañu tal leneen lu dul politique jamono bi ngi ne Abdoulaye Diouf Sarr maire Yoff la ministre de la santé la et de l'action sociale heure bu toogee wax ne dafa bëgg a Ndakaaru boobaa ndax Ndakaar dinañ seet seen doom bi gën ci ñoom ñu tànn ko ku ne am nga sañ-sañ nekk laaj waaye ñun su boobaa dinañ xam kan moo gën ci ñun ak kan moo gën ci dëkk bi su boobaa ñu xam nan la ñuy def ci moom waaye maa ngi leen xam ne bu leen juum de na ngeen settantal bu baax li ngeen di def xool lu baax li ngeen di def waaye mu ne yëg ne wéetul ci feebar bi ndax ay bokkam la ko dale ci kaw ba ci suuf ñu ngi ci gannaawam di ko jàppale guddi ak bëccëg mu fexe nag lii Abdoulaye kii léegi Ousmane Sy la doon jënj dafa am ñoo xam ne dañuy dund ci ab ger di dund ci ab neexal waaye ni yëg ne fii dëkkuñu fi képp koo xam ne yaa ngi wax loo xam ne lu wóor la ci nit boo léegi di nga pencoo ak borom bi mu laaj la nga doon wax fan nga ko teg te lépp loo ki def àq di nga ko fay si diggante ak kan ko doon waxal te amul bon nañuy wax lu baax nañuy jëf lu baax nañu bëggante nañu soppante nañu dimbalante yàlla tax dimbal nag dafa bari ay façon nit ki mën nga ko dimbali te lu jox xaalis mën nga ko dimbali ci xalaat mën nga bind ci taxawaay mën nga dimbali lépp lu mu nekk ci aw yiw nga nekk ca waaye lépp lu ak doy di bu la ci kenn xelmati ñu bëgg nag dëkk bi góor ak jigéen mag ak ndaw fooy mën a féete mu yëg ne xeex bi ab xeexam la mu topp ci ginnaaw kii yàlla jox mi Abdoulaye Diouf Sarr ñu jàppale ko ci yan bi ba lépp lu mu sumb ci dëkk bii ñu mën ko mottali insha allahu taala dinañ ci boole ay ñaan ndax gëm nañu ne feebar bi du yam rek ci wàllu médical du yam rek ci wàllu scientifique mais dinañ ci boole lépp loo xam ne ay xar baax la yoo xam ne gis nañ ne bu ñu ko defee maa ngi defoon ko démb mu mën fee jëlee feebar bi insha allah danañ ko def ba feebar bi jóge fi ànd ci nag ak notabilité Yoff yëpp ak yu Cap-Vert yëpp ak yu tànke yëpp pour que lii nga xamante ne moo xew ci dëkk bi ñu mën ci éradiquer ñëpp mën a dellu ci jàmm mën a liggéey ci jàmm lii laa amoon ci ay kaddu yoo xam ne danaa ko sàkk wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp ku ci ne sa tur ak sa sant ñu ngi nuyu kii nga xame ne suñu borom moom la def muy xalifatul muslimin muy Baye Abdoulaye Thiaw Laye nekk fii ci Yoff gannaaw ba ñu ko nuyoo ñu ciy teg képp ku nga xame ne xalifa généraux nga fii ci Sénégal ñun seeni mbokk seeni dëkkandoo seeni àndandoo ñooy waxtaan bii nga xame ne moo suqee ko fii ci Yoff te tànk bokk ko muy Wakaam Ngor Yoff ba Ndakaaru ñu bokk ko képp ku nga xam ne bokk nga ci xeetu lébu bokk ko képp ku nga xam ne suñu dëkkandoo nga même boo bokkul ci xeetu lébu bokk ko ak képp ku nga xam ne citoyen Sénégal nga gannaaw ba ñu sante yàlla jiital ci président de la république Macky Sall parce que luy njaag moom moo waral suñu coow lii tey di njaag parce que moom moo jël suñu doom depuis 2014 teg ko ci booram dayloo ko wóolu ko di ko sante te gis ne li mu koy sante mu ngi ci am ay résultats defe naa ne képp kuy doomu aadama pandémie bi nga xam ne moo lëmbee àdduna ba mu commencé ci Chine xalaatoo woon na dina ñëw fii ba agsi fii te lépp luy grande puissance yi nga xam ne ñoo nekk ci monde bi subir nañ ci pandémie bi lu nga xam ne sax ñun ñii en tant que pays sous-développé subiruñu ko ñu gis ne pandémie bi mu commencé ba léegi
lépp lu nga xam ne wareef la ci réew mi président de la république ànd nag ministre de la santé et de l'action sociale ak gouvernement am nekk ci te ñu bokk ak ñoom réew mi dénk leen réew mi mu jël suñu njaboot teg ci boorom ñu gis lii muy daj guddi ak bëccëg parce que dañu ànd ak moom fu ne di xeex pandémie bi ànd nañu ak moom fépp foo yaakaar ñun waa tànk di xeex pandémie bi ak moom defe naa ne lii am tey jii ci réew mi bu fekkoon ne kii nga xam ne mooy ministre de la santé dafa négatif defe naa ne président de la république kenn du ko wax parce que bu dee renseignement moo ko ëpp ñëpp bu dee ku koy xamal moo ko ëpp ñëpp kon moom mi nga teg ci booram boobu ba léegi gis li muy daj ak ñi mu àndal ak ay ministère am ak ay collaborateur am defe naa ne xam na li muy daj ñun nag lenn moo ñu tax a jóg ñun waa tànk di waa Wakaam Ngor Yoff ba Ndakaaru xeetu léegi fii ba ca DER du ñu nangu kenn ku ñu détruire du ñu nangu kenn ku ñu wàññi lii ñu liggéey ci réew mi xam nañ ko lii ñuy taxaw ci réew mi xam nañ ko ku nekk ngi xëcc di wax ñii di wax yëpp seen wax jublu ñu ko ci dara lu dul yàq même les grandes puissances boo demee politique arrêté nañ ko fa teg ko fële lu ñuy wax lu defar seen dëkk lu arrêté pandémie bi Sénégal rek moo nekk dëkk boo xam ne actuellement politique bi ñu ngi jël di wax ci pandémie bi au lieu que ñu wax lu faj nit ñi. di ñaan yàlla dolli leen jàmm dolli jàmm nag buñ koy wax fii ci Sénégal mooy ñu fexe ba corona bi départ dem yoonam dina dem bu soobee yàlla lay neex mu jóge fi bu naqaree bu neexee yàlla ne du fi jóg il faut ñu dund ak moom ba àpp bi mat nanu gëm yàlla Sénégal bi ngeen di baalaa xa def lu ñaaw ci réew mi yàlla ak ne këj ju leen dëgg tey nag bu yàlla ayee nañ ko may mu doxalam mais am nañu droit nag ne allahuma dimbali nu ci corona bi pour mu jóge fii dem ba biir géej nga seral nu ko fooga ba nu dajee teg moom nañu dajee moom fa passé àllaxira vers 16 heures am nañu ci droit nañ ko def dama ne woon sax danay ñëw toog bàyyi gars yi ñu bàcc mu leer mais j'ai vu que am na lu nga xamante ne boo waxul dafay niru leneen man Jaraaf ku nekk xam ne ku ma def ma fayu bu ma fayoo dama ñëwaat fii toog parce que Abdoulaye Diouf Sarram lébu yi la laa fi nekkoon lii nu defoon ñaaka defoon xam ne war nu kaa defe nooga dan ko tudde woon tànka te du tànka ma ñëw indi problème teg ci dëgg oui mais mag ñi day wax ne àdduna kenn du koy nu doon si dox Abdoulaye Diouf Sarr bi jàng jotee jàng na bi moo waree liggéeyal boppam dem na liggéeyal boppam te Sénégal xamuñu ko bii yàlla dogalee pour que mu nekk ministre nekk na ministre sonn si yéegul wàccuwul waaye dafa topp si ginnaaw président bi nag yàlla nag bu nammee ñu naan président Macky Sall namma ñu naan ministre Abdoulaye Diouf Sarr benn sénégalais mënu si dara benn togolais mënu si dara nan waxante dëgg rek politique moo yàgg Sénégal te nañ koy defee bokkul ak niñ ko war a def xoloonu xeexunu dañu toog pour waxante dëgg ndax Sénégal waruñoo xeex sunu biir mais bodd konte bi am ci xeet yi suñu ko moytuwulee dinañu boyal réew mi te jaru ko Abdoulaye Diouf Sarr fii la dëkk ci Ndakaaru ku nekk na xam ne mooy capitalu Sénégal damay wax toujours ku sañoon dëkk ba nga faxe ko doon fa mu doon capitalu Sénégal nun ne yàlla jiital nu ngi jiitu taxaw jàpp sunu njàmbur war a jël lépp teg ko ci yoon Ablaye bu dekkoon ne ñu ñoo ko jëkk fekk lu nekk xam ne le lébu n'a pas froid aux yeux
mais ni négocier affaire bi man sax damay jàpp ne non dañu nekkoon di ŋañña président de la république te loolu ëpp na si gémma nit yàlla moo fal ba pandémie bi ñëw ñu ne non nañu maintenir maintien la ñuy def dafa mel ne équipe bu football bu nga xamante ne dem na ba ndeysaan ñu ngi naan équipe yaa ngi wàcc ñee ngi def lii ñu ne non nañ maintenir suñu rythme comme ça 18e gi ñu jël ko ba ñu wàcc dem ci benn division. politicien Sénégal bu fekkoonte ne dañ bàyyi seen xel ci waxu nit ñi dañuy dem a dem ba xam ne ay yàqkat lañ parce que président Abdoulaye Wade nii lañ ko defoon dafa faru rek gars yi takk seeni godaas Abdoulaye Wade nii Abdoulaye Wade ne ba Abdoulaye Wade ne girib bii Abdoulaye Wade naan girib ñu ne président Macky Sall ñoom ñëpp ñu àndandoo mais xol bu bon melentaan xam loolu du ko mu jot ak matta noonu danu bon te nanguwunu ko ba waxee nu ne ñun Sénégal réewum teraanga bu réew ma baax xam nga dafa baaxul parce que kenn yéenewul sa morom jàmm Abdoulaye Diouf Sarr am na droit nekk ministre ab ci président Macky Sall su fotee nañ wax rek parce que réew mi kat attention ñun ne bu du ñun ñoo transformé réew mi def ko réewum xeet ak xeet góolu na ñëpp xajal na ñëpp yaatal na ñëpp ba bàyyi laay ba mu ëgg see def ne yëkkati leen sàkka yi leen puusal ko yaatal gan yaa ngi ñëw boo ñëwee Wakaam magi Wakaam dañ doon wax ne ku dugg Wakaam di gan yal na la yàlla may teraanga fàttee ñaanal gars yi sama classe geex ñii lee ñeex a liggéey kenn ku nekk boo waxee sa yaay mu ne ah seeni maama ko ñaan de dañu ñaanal gars yi la ñëw gan ñi fàtte leen yéen loolu bu nekkee noonu dafa demee noonu waaye man si sama xalaat Sénégal war nañ mën a ànd bii nu amee indépendance ak léegi way nañ fi way yu bari yoo xamante ne way wu si nekk dafay représenté ab joow bu ñu toogee ba 2021 lii xew mooy que ne nañu boo dokkante nañu xeex nañu xuloo loolu du yoon jaraaf al wax na ko léegi Baye Daam wax na lu ni mel lii xew mooy réew mi buñ ko yàq boo dokkante baaxul de yàqam réew gis ngeen Côte d'Ivoire looloo fa xew tey jii ñu nga nële di tabax te mënuñoo àggal duñ fa yóbbu Sénégal kuy contre président Macky Sall ba jinne ñëw ne da lay toxal yóbbu la àllaaxira da ngay war a bàyyi président Macky Sall en paix mu liggéey en paix ay ministre am liggéey en paix ñu génn si pandémie mi ak jàmm mais sénégalais jógal ma toog rek la xam pourquoi jógal ma toog lu tax ay candidats yi dul jiitu xaaj ko nekk mel ni jargañ xam ñu dara civilisé wu ñu dem di ñeet ñii si te lii ngay wax kii dañ ko jox ay at yu mu for a toog c'est pas normal ministre bu bokk ci président rek nañ ko guerre seetu leen li ma leen wax sénégalais yi comprendre ngeen bu baax fii dëkk bi Sénégal bu jëkkoon du golox léegi golo la waa ji day yéeg nga yéeg mu wàcc nga wàcc bu lekkee madda nga lekk madda bu lekkee tol nga lekk tol ay nit lañ dofuñu nga ñëw nag léegi ñu ne Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la République man Jaraaf Youssou Ndoye bu ma si bonee xol fu ma jëm pandémie bii bu fekkoonte ne ñi bonam xol rek lay jël mais ñëpp lay jël di raati rek Abdoulaye di bëgg a escanté boppam ci liggéey dama liggéey ba président Macky Sall ñëwee ba léegi daf ko def directeur jóge fa mu def ko ministre tey jii ñu toll ñu si évaluation xam nga si ñu toll fexe ba pandémie bii génn match yi dugal nag lu nga xamante ne mag ñi moom leen daan wax di ko def
pandémie bi bon su fi jox mais bu ñëwee mag ñi ñooy seet ba trouver lu ñu koy régler nun coutume bi ñu ngi seet fan la ñuy jaar ak pandémie bi su lu si amee bunta état bi si boppam aussi nañu déglu parce que nit ku da ngay jàng école ak je suis wala nii wala naa defe ne alors yow yaa ëpp doole ñii fi toog manul ne fii coutume nañ wax coutume dafa am administration jiite ko diine nekk fi ay diine ngoon institution lañ comme ñoom ñëpp tey jii dañu gën a pour wax lii ñu war a wax muy ab dëgg ak dëgg lu tax Abdoulaye Diouf Sarr parce que pandémie Abdoulaye Diouf Sarr dafa am na dëkk yoo xamante ne bu ko demee sax xamul bu fa tàkkee mën laa wax penku fan la te pandémie baa nga fa yéen bu baax sénégalais yi kenn du fi dof xam ngeen corona bi fu mu déparé bu ngeen laa toog nag ñu génne suñu fukki dëgg wax fa kon nag fa pandémie bi déparé fa ngeen ragal wala ña ngeen ragal ñëw duñu wax nun nii toog si booru tefes gi rek la lekk yu dem ba seen aw jën rek la noo lekk tala ñu sax ay waxi pandémie ak ya kenn xam nañu réglé Sénégal buñ ko bëggulee yàq nañ ko teg si yoon li fi xew ku nekk gis na ko tey jii président de la république ku koy xeex demal xeexi ko sa àll ba moom mooy président tey mooy président suba fii ñetti at ñu doog a seetaan loolu yow mën a xaar nga dund ñeent fukki atal teg juróom fukki atal teg ñu xëy ñu ne nañu xaar 3 ans ku nekk na du ko xaar ma ne journaliste yi ñu baax ngeen mais ñu baax ngeen Ousmane Sylla dafa waxee noonu rek parce que xamul ne gars yi leen di wax ngeen xel waaw te normal ñii waxkat yi bu ñu waxee ngeen génne ko ñun tam bu ñu tontoon nañu génne li ñu tontu ku wàññi yaa yàqa problème bu mooy réew mi yomb naa waxee dëgg parce que ay nit lañu su fekkente ne Abdoulaye Diouf Sarr mënul woon nekk ministre du ko doon président de la république tànn fi waa CM2 yi de déedéet ñi am baccalauréat yàlla tànn ak ñoo man Jaraaf Youssou man ñi ma ñaay taxaw ci réew mi naan damay nekk ministre boobu nekkoon na ministre ñaari fan nag la bëgg am ab dof parce que li ma sëf antalu ma ka moo tax ma toog benn place Ablaye mii ko yor nag boo ko ba léegi gis ngeen attention bu leen def ne réew mi dañuy nelaw ñu ngi seet fu ñuy jaar ak pandémie bi ba génn ko réew sant yàlla nu ngi avancé may leen ñu tuuti bu soobee yàlla dinañu suturaal dimbali nu ngir jëmmi Rasulullah ngir jëmmi Baye Laay ngir jëmmi sëñ Babacar ngir jëmmi sëñ Touba. am na xam foofu ne bañ fa tolloo dañu fatu woon te ba ñu fatoo am na la feeñ kon nañu fatuwaat Jaraaf Youssou Jaraaf Al Saltige Ndoof nañu fatuwaat fatu jot na parce que koy waxal te déggul li ngay wax da ngay fatu jàkkaarloog moom boobu ba tey ñu ngi wax ñu ngi artu waaye dafa mel ni dafa am ñoo xamante ni ay gaynde yu déggul jet lañu te gaynde nag bu déggul ak jet da ngay seet bal nga dóor ko kon Jaraaf Youssou Jaraaf Al fatu jot na xaw ma nag ku fi toogal ministre maire maa ngi koy oo ñaari fan gi mënumaa wuyu parce que xam na fa ma jëm moom li nekk ci boppam nekkul suñu bopp ñun ku ñu dóor dañuy fayu moom ndege mën naa muñ ñun mënuñoo muñ bëgg nañu nag Jaraaf Youssou dans les plus brefs délais nañu recevoir moom Abdoulaye Diouf Sarr nañu wuyuse ñu wax ka li ñu koy wax ndaxte dafa am loo xamante ne nii loolu tubaab di wax trop c'est trop trop c'est trop yéen ñi nga xamante yéen siraatal mustaqim nekk leen ci waaye ñun Jaraaf Youssou Jaraaf Al Saltige Ndoof nañu ubbi xàmba yi duggaat ci ubbi ko jot na nañu jàpp ba bés ubbi xàmba yi dugga ci ndaxte dafa am ñoo xamante ne ñi ku ci mel ni bëgguma wax sax koo xam ne ki dafa bokk ci yéen waa presse bi ndaxte yéen da ngeen di ay nit ñoo xamante ne ñi fu nit ku baax àgg rek yéen a ko fa àggal waaye dafa ceeb boo gis nag am na tànn yooyu nga xam ne mu ngi seen biir doxew ñu dul dundal seen poos ak poos ab jàmbur ñooñu dafa laaj ñu jàkkaarloo ak ñoom Jaraaf Youssou Ndoye Jaraaf Al ñun dañu war a weesu fu weñ di dal suñu kaw ñu koy upp
ñun nii la ñu xam léegi tàppa dóor mu daanu jaraaf Yuusu dóor mu daanu la ñu xam léegi ki la wax udi ka wax te déggul liwul kaa wax la mu doon dafa la jàkkaarloog moom man waxi Abdoulaye Diouf Sarr dootuma ko wax le chien aboie la caravane passe ba ñu dalee wax ba tey Macky Sall le président mu ngi koy gën a wóolu di ko gën a feddali kóllëreem ci moom ndaxte gis na liggéey bi muy liggéey te ay mbokkam bàyyiwuñu ko. man dey Yoff laa am awma lu ëpp Yoff te Yoff a jur Ngor Yoff a jur Wakaam Yoff a jur fukki pénc yi ak ñaar ngoon suñu bokkee ci famille ñu bokk ci ñi nga xamante ne ñi dañu gàlloo ay cër fii ci Yoff amuñu lu dul Yoff président Macky Sall xool doomu Yoff takkal ka ndomba loolu ñu gëj kaa am depuis Mamadou Diop loolu ñun waa Yoff duñu ko foye duñu ko caaxaane képp koo xamante ne kii nag da nga bokk ak moom ab gouvernement ngay ministre muy ministre sunu yoon nekkul ci li ngeen seex képp koo xamante ne kii da nga bokk ak moom parti ngay xëccu leneen muy xëccu leneen sunu yoon nekkul ci loolu waaye nag benn bëñ la du nu nangu ku ko damma du nu nangu ku ko guróol dañ kaa socca ba mu weex loolu nag ay wax rek ngeen ci mën a dégg waaye Yoff am na fu muy waxee am na fu muy defee ba mën a boot doomam doom ju fi juddoo am loo bëgg yaa koy utal sa bopp soo demee ba am kën nag muy njariñi dëkk bi léegi duutu yow waa dëkk bi la te ñun foofu la ñu toll ak Abdoulaye Diouf Sarr moo utali boppam ànd ak xam-xamam ànd ak léppam ba am li mu am indil ko Yoff Yoff di si jariñu guddi di si jariñu bëccëg di si jariñu suba ak ngoon ngoon du nu seetaan ko nu koy yàqal te nu man si dara te ñu xam ci dara kuy xeexax moom xeexalax moom ci beneen anam ndax si république la ñu nekk kenn ku nekk tu es libre nga briguer lu la neex moom it il est libre mu tànn lu ko neex mais am na ay bokk am na ndey am na fu mu wéeru te ñun suñu njariñ la ngoon nañ ko bàyyi ak ñun ñi si war a jariñu jariñu si mais du ñu nangu nag nga dëkk si sa dëkk ñëw fii ñu yaatal la ngay xeex suñu doom ñu ngee gërëm président de la république mii ko gaw ak ndom ñu ngee gërëm képp ku ko jàppale waaye nag duñu ko seetaan duñu ko fowe duñu ko këlikalee. asalaamaaleykum waa Sénégal yi ñuy déglu ñu ngi jël sunu ay kaddu di ko toftal ci sunu ay kaddu kilifa yi nga xam ne jël nañ fi tey waxtaan ak àddina waxtaan ak Sénégal ndax waxtaan wi waxtaanu mondial la ma toog fi nag ci kaddu conseil municipal bu Yoff te Abdoulaye Diouf Sarr di maire Yoff ñun ñuy conseillère bu municipal bu maire Yoff macha allah fii ci salle bi conseil municipal yëpp ñi ngi fi toog góor ak jigéen maa ngi leen di nuyu di ko jiital nuyoo bi ci premier adjoint maire muy Abdounar Mbeng di wax ne kaddu yii fi suñu kilifa yi yëkkati mooy ñaari kaddu benn bi muy la santé la ñuy wax ñaareel bi mooy ki yor santé li ñuy wax nag ne santé moo dàq lépp ci àddina nee nañu wér-gu-yaram moo dàq taar wér-gu-yaram moo dàq ñam bi ngay lekk wér-gu-yaram moo dàq li ngay sol waaye nag dafa am lu xew muy pandémie bi xew ci Sénégal yàlla nattu ñu jox ko kenn ki ñi nga xam ne dafa bokk fii ci Yoff di sunu leader di sunu maire muy Abdoulaye Diouf Sarr ñun waa Sénégal ñun waa jigéenu Yoff ñun waa askanu Ngor Wakam Yoff ñun waa askanu politique dañuy wax ni nañu bàyyi xel bu baax ci ne bu guerre amee lan moo war a nekk taxawaayu population guerre dafa am ñu ne kan moo jiite guerre bi ñu ne le président Macky Sall yàlla nattu
mu dénk santé bi Abdoulaye Diouf Sarr ki mu ko dénk yàlla def mu dajale ak moom pandémie bi mu di ci xeex boobu ak tey ba jëloon ci deuxième ci Afrique ñu ne troisième vague bi ñëw na mu am ñoo xam ne c'est des mal intentionnés yoo xam ne dañuy bëgg a jël politique rax ko ci ki nga xam ne li muy liggéey loolu lay def ñooñu nag ñun la ñu amal affaire di wax ak ñoom ñu leen wax ne bu ngeen ñëwee nañu waxtaan ci benn mbir nañu wax ne na nit ñi jël distanciation physique et sociale ne nit ñi dem pikiiru ji ndax tey troisième vague bi li ko gën a yëkkati li ñuy wax morgue yi fees na li ñuy wax ne personnel de santé bi tey jii am na taxawaay bu ñu am ba sonn nañu loolu population bu manque de vigilance moo ko def ñan ñoo leen ko xañ ñi nga xam ne ñoo leen naxsaay ci ñu leen ne bu leen vacciné wu ji ñi nga xam ne ñoo leen naxsaay ne bu mu leen wax leen ne bu leen gëm ne Covid bi am na waaye nañu gëm ne tey kenn ku nekk di sénégalais boo toogee xam nga ne am nga lu sa mbokk wala sa mbokku mbokk mu am Covid bi mu feebar ba tey jii lii am kon nag Abdoulaye Diouf Sarr li ñu ko war a defal président Macky Sall li ñu ko war a defal solidarité gouvernementale bi war a am mooy ñu xam ne c'est le seul homme actuellement qui est en face de tout kon nag kooku ñun duñu seetaan ñun jigéen ñun askan wi ñun ñu jur njaboot gi ñun ñu bëgg santé bi dox ñu di ko nërmeel wala ñu ko faagaagal wala ñu di ko sosal wala ñu ko waxal na ko sunu noonu les patrons de presse ñu ngi leen di gërëm parce que am na patron de presse yoo xam ne concentré wu nañu xam nañ ne pandémie bi guerre la ba ñu ngi ciy sensibiliser ñu ngi ciy wax nu ñu war a àndee am na ñoo xamante ne nii c'est les ennemis de la population ñi nga xam ne dañu far presse Pape Diogay Faye maa ngi lay woo di la wax ne xam nga sa bopp xam nga li la dajale ak presse je te cite de nom ñu wax ne bàyyil Abdoulaye Diouf Sarr mu liggéey d'autres presse télévision du Sénégal Bougane Gueye ñu ngi lay wax ne demal nga ànd ci réew mi ni muy doxee ku bëgg laaj réew mi bu feebar jotee da ngay bàyyi ba wér doo ko wax politique da ngay bàyyi ba wér doo ko wax li nga xam ne noonu ngay wutee sa ay élections locales ñu wax ne Abdoulaye Diouf Sarr vous avez la bénédiction de la population sénégalaise am nga say ñaanu réew mi am nga say ñaanu mbokk am nga say ñaanu xarit am nga sa ñaanu njaboot te nag sëñ Mountakha Mbacké ñaanal na la sëñ Abdou Aziz Sy ñaanal na la dénkaane la Mame Baye Niass ñi nga xam ne ñoo ko fi représenté ñaanal na la ahlu Limaamu Laay gii nga xam ne ci nga bokk ñaanal nañu la kon nag li ñuy ñaan mooy sénégalais yi nañu xam ne heure pandémie du heure yàq du heure sos du heure seet foo mën a toog li ñuy wax nag ci réew mi na Ndakaaru Njaay loolu bés bu jotee ba pandémie jeex ba ñu wér bu boobaa ku nekk na nga ngemb te bu feebar bu boobaa ñu xam ne ku ne xam nga ci la man président Macky Sall li mu def ci réew mi bari na tey ci plateau médical bi yéeg Abdoulaye Diouf Sarr ci vision président Macky Sall la ko relevé bu ñu demee ba Kaffrine di am tey jii plateau médical bu ñu demee ba Sédhiou di am plateau médical bu ñu demee ba tey jii dalal jàmm toll foo xamante ni nii ku ne mi ngi fay dem Afrique bi tey jii kenn ku ci nekk yaa ngi demandé pour Sénégal mën la accueillir nga mën a faj loolu ci gis-gis bu leer bu Abdoulaye Diouf Sarr la kon nag xam nañu ñu leen mën waaye dañu yaakaar ne utiliser yenn presse yi pour yàq moo koy indi ñun nag taxaw nañu comme un seul homme pour la défendre la vision du président Macky Sall mais aussi défendre ko ak capitaine bi nga xam ne moo jiite guerre bi muy Abdoulaye Diouf Sarr que l'on soit clair ñun jigéenu Yoff pare nañu pour xeex pour taxaw ba fu ñu woo ñu wuy si leen parce que nag dëgg jot na te nag dafa jot mu leer ndax kulli nafsin zaa'iqatul mawti kulli man alayhaa li ñu bëgg mooy gëm li ñu bëgg mooy diine li ñu bëgg mooy wér te santé bi la ñu soxla pour Abdoulaye Diouf Sarr continuer ko jiite ko am ci ndam jébbal ko ki nga xam ne moo ko dénk muy président Macky Sall après nag ñu waxtaan ci politique bu boobaa ku ne xam nga ku la mën ndax Yoff mooy commune pilote te Yoff moo mës a jiite commune yi bu leen fàtte 2014 bi ñëpp jaaxlee Yoff moo jiite ndam li te incha allah Yoff dina jiital ndam li asalaamaaleykum wa rahmatulah. conférence de presse bi passé rek si la ñu delluwaat ba nu meree dañu kaa wax kanu def la nu na xarit dañu laa wax tooñ nanu bii passé mu wax ka indeel lu tooñati nu
boo ndëg mag ñii fi nekka ak borom dombat yi jël nañu engagement may oo Binta Ndiir di oo Pembe Diène di oo képp ki fi am ak urngal diggante Ngor Wakaam ak Yoff képp ki fi am ak urngal nun d'accord na noo joxe soow autorool nu Abdoulaye Diouf Sarr nun loolu d'accord nañu ci boo ndëg ka fi am ak urngal ku ne rek ñëwal ci man ma jox la ko pare soow autorool nu Abdoulaye Diouf Sarr ba loolu weesoo dama artu rek kooku ñoo wax Pape Diogay Faye Pape Diogay Faye ab directeur am la maa waxal mu la directeur nuus xaw ma directeur noos directeur boobu na téyem Pape Diogay Faye am moom ndax nun tollooguñu ci histoire ba dee nag di xam la mu yaakaar wala mu dëkk sa séeréer yi am la mu yaakaar noonu it am nañu ay urngal fii ci dëkk bi nanu bàyyi mu bàyyi mu doom naka bàyyi li noo wax dañ ko wax ci fulla ak fayda Pape Diogay Faye na bàyyi Abdoulaye Diouf Sarr ñun na bunu li noo wax làqunu ko te nu ngay wax képp a fi yoroon urngal li ma wax nag am na ña nga xam ab urngal ñu ngay ñaan képp a fi yoroon urngal nanu dimbali ci Pape Diogay Faye mii mu bàyyi Abdoulaye Diouf Sarr loolu daal la ma amoon pour di ko clôturer ñuy gërëm ñëpp ngërëm li nag ñu ngi see jëkke waa Ngor Wakaam Yoff